jëf mbokk yi safo télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu namm ko jukki dina bokk ci ponk bi nga xam ne jëriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram dana ko def saa su nekk daal di koy digleel askan wi jàppale ne ni ki tey ji ci àjjuma ji lu tollook téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi test la ñu daal di def ba ñu ko defee nag fukk ak juróom ci ñoom ñoo daal di am jàngoro ji di coronavirus nag fukk ak ñeent itam wér nañ ba dina ñibbi seen i ay kër ni ki tey ji ci àjjuma ji yemook fukki fan ci weeru avril bi ñu dippee vendredi saint doon ab bés bu am solo si suñu mbokk kerceng yi mu mel ni nag ni ki tey ji dëkk bi daf ne salaw li waral ni mel bokk na ci jàngoro ji poñe àddina di coronavirus suñu ay ndaw doxantu nañ ca cathédrale ba nekk ca Ndakaaru daje ak ki nga xam ne moom moo di abbé Jacques Seck li mu xamle moom moo di ngëm-ngëm gi nekk ci xol bi moom moo am solo li ñuy faral di gis nag di teranga boo xamante ni séq nañ ko ak suñu mbokku kerceng yi di joxante ngalax bi nag mu mel ni ki ren nemmeeku wuñu li ni mel suñu ay ndaw itam doxantu ca marché bu Bignona ba nga xam ne moom moo nekk ca Grand Yoff mu mel ni ay jafe-jafe la ngir rek nga daal di gis client daañu wax ci leneen lu soxal langue politique fii ci réew bu Sénégal ginnaaw dogal bi nga xam ne njiitum réew bu Sénégal dogal na ko jëmmal ko ca assemblée nationale di loi d'habilitation mu rek daal di koy may sañ-sañ lu njëkk lim ci def nag daal dina koy jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéeykat yi jàppaleen na nag jamono yi amul benn njaatige boo xamante ni war naa mën a dàkk ki koy liggéeyal ginnaaw nag bi ñu demee ci li nga xam ne moom moo di chômage technique loola itam Cheikh Diop bu CNTS FC di rafetlu bu baax a baax lu ni mel mbokk li lépp ay ponk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce jërë ngeen jëf mbokki safo télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi nañu ko junjee woon ca bopp ba noonu la ñu koy dooree ca ministère de la santé li nga xam ne jot nañ ko fësal niki tey ji jàppaleen lu tollook téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi test la ñu def mu mel ni nag fukk ak juróom ci ñoom ñoo am jàngoro ji di coronavirus fukk ak ñeent ci ñoom itam wér nañ ba rek daañu ñibbi ci li nga xam ne moom moo di seeni ay kër dañuy teewlu jëriñ ji dénk wàllu woowee di Abdoulaye Diouf Sarr. si téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi test fukk ak juróom ñoo ñëw positif bon ñoo am jàngoro bi fukk ak juróom yooyu fukk ak juróom la yoo xamante ne ay cas contact la yu ñu doon suivre si suñuy service ñu yëgal tam ne fukk ak ñeent patient ñi xamante ne ñu ngi woon ci hôpitaux yi ñu leen di faj tey wér nañ bésu tey bi nañ leen génn hôpital ci bés bi ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi yëgal ne patients yi ñuy faj actuellement ñi ngi yëg tan ci seen yaram ñuy xayma ba mu commencé ba léegi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi cas la ñu déclaré fii ci Sénégal ci cas yooyu téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wér nañ ci ñaar génn nañ àdduna kenn évacué nañ ko bon dëkk tey téeméer ak ñaar fukk ak juróomi patient ñoo nekk ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu respecter bu baax digal yi ñu leen di jox pour que xeex bi ñuy xeex Covid-19 ñu mën ko gañee nu mu gën a gaaw. jàngoro ji di coronavirus mbokk yi jàpp leen ne boobu ak léegi nag lu tollook fukk ak juróom-ñeenti cas yu transmission communautaire lañ ci am maanaam doomu aadama yi nga xam ne dañu koy am te xamuñu rek fa ñu ko jëlee ñaar ci ñoom itam daal di génn àddina ak kenn koo xamante ni daal nañ koy yóbbu ca dëkkam jàpp leen itam lu tollook téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar itam nekk nañ li nga xam ne moom moo di wér nañu dañuy teewlu ponk wi nga xam ne Salif Sow suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu toogal ca banlieue bu Ndakaaru def na ko.
fileeg ay bés mun naa nekk ne Sénégal du am benn cas contact boo xamante ni dina ko xool ndaxte ñi ñu war a xool seenub lim juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ca la toll jamono ji ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy cas contact yi lee kon téeméer boo jël ñetti rek des ci bërëb bu yi nga xamante ni lañ leen téye ngir xool seen wàllum wér-gi-yaram ci beneen kàllaama mooy ne ñaari junni ak juróom benn téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ya génn nañu si ñetti junni ak ñeenti téeméer ak fanweeru ñaari cas contact yi nga xamante ni ñu ngi leen doon xool ñoom bañ leen xoolee ñi ci amee coronavirus bu dee téeméer la tamit ñett ya ñoom ñoo ko am ñoom ñi nga xamante ni dañ leen ko wàll ñu ëpp sa ñoom te amee ko fanweeri at jàpp juróom benn fukki at la ñu amee ñoom ñi ko amee am na ñoo xamante ni ñaar fukki ak juróom-ñeent ay cas communautaire la leen di tuddee maanaam dañ koo am te xamuñu ñoom fu ñu ko jëlee kon mën na ayu bés ngi ni Sénégal tëjoon ay frontière am ñu fàttali lu mel Sénégal ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars daanaka di tëj bépp bunt boo xamante ni dugg na fii nga xamante ni moo ci dëkk bi lee ndaxte virus bi moom moo ko waral ñaar fukki fan ginnaaw gi maanaam ñeent fukki fan ak li nga xamante ni moom moo ci topp Sénégal jamono ji mu ngi am ci ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi doomu aadama yoo xamante ni amee nañ doomu jàngoro ji téeméer ak fanweeri juróom-ñaar ca ñoom wér nañu ñibbi nañu kenn ki évacué nañ ko maanaam yóbbu ko France téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñu ngi leen di faj ñaar sa ñoom ci lim bi ñu leen wax ñoom ñoo ca ñàkk seen bakken jamono ji Ndakaaru di capitale bi moo ëpp ay jafe-jafe ndaxte ñi fi amee doomu jàngoro ji ñoom ñoo ëpp looloo waral ba gouvernement bi jëloon na ay dogal yu bari bokk na ci état d'urgence couvre-feu maanaam fu 8 heures jotee ñëpp fattu ba ca ëllëg sa ndaje yi tamit tere nañ ko am na junni milliard boo xamante ni tamit gouvernement bi génne na ko fas yéene koo séddale askan wi ngir ñu mën a jàkkaarloog jàmmarloog jàngoro ji di coronavirus lëmbe àdduna. jàngoro ji nga xam ne dafa lëmbee àddina xeex ko itam xam ngeen ne jënd meeg njaay mi am na lu am solo loo xamante ni da ko ciy def loolay waral itam jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu woowee ay bés bu nekk mu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wu Sénégal jàpp leen lu tollook ñaari junni ak ñeenti téeméer ak ñetti ci ay sorties yu ñu def nag mu mel ni 800 yi ñoom ñoo ci rek daal di dëppoowul ak li nga xam ne moom la yoon tëral ci woowule wàll lu tollook fukki tonnes itam. daal nañ koy jëlee ci li nga xam ne moom moo di jàbba yi dañuy déglu Aminata Assome Sow Diatta moom mooy jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu njënd mbeeg njaay mi fii ci réew bu Sénégal ci micro Ousseynou Diop. donc di wax ni service du commerce ci ñaari semaines yi ñu génn nii jot nañu def lu tolloo ak ñaari junni ak ñeenti téeméer ak ñetti visite ci visite yooyu jot nañu gis ni 800 nit personne nekkuñu woon respecté wuñu li nga xamante ne moom la leen yoon santaane donc yoon daal di dal seen kaw mu am tamit lu toll ak fukki tonnes produit yoo xamante ne génne nañ ko ci circuit de distribution mooy léeg-léeg produit bi xëy na nekkul produit yu méngoo ak li nga xamante ne war nañ ko mën a consommer donc ñu retiré ko mu am tamit li nga xamante ne moom mooy gel hydroalcoolique yoo xamante ne dindi bi retiré nañ ko ñun ñëpp ñoo moom xeex bi ñuy sensibiliser commerçant yi nga xamante ne ba léegi xëy na ñu ngi des ginnaaw ndax boo jëlee téeméer boo jël xëy na le tiers moom moo respecté wul un peu réglementation bi donc ñu leen ci organiser encourager bu baax a baax a baax. mu nekkoon Aminata Assome Diatta di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu njënd mi ak njaay mi fii ci réew bu Sénégal buñ ca jugee dañuy wax ci leneen mbokk yi xam ngeen ne fan yee ñu génn njiitum réew bu Sénégal daal dina jël ab dogal boo xamante ni wote nañ ko ci assemblée nationale mu ñeel li nga xam ne rek moom moo di loi d'habilitation di ab loi boo xamante ni dina ko mën mu am sañ-sañ ci yenn yi bi mu ci njëkk jël nag daal na koy jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéeykat yi jàpp leen nag jamono yi may wax ak yéen amul benn njaatige boo xamante ni am na sañ-sañu dàq ki nga xam ne rek moom moo koy liggéeyal ci anam bu jaarul yoon na ginnaaw nag bi ñu leen yóbboo ci li nga xam ne moom moo di chômage technique ki xam le li ni mel wala bokk ki ko faram-fàccee ji jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu liggéey fii ci réew bu Sénégal ñu teelu reportage bi nga xam ne Chérif Dia def na ko. ñeenti dogal ñoo gën a mag ci ordonnance bi njiitu réew mi jël ngir rekk sàmm xëy mi ci barabu liggéeyukaay yi. ci waxtu wi nga xam ne ñu ngi dund mbas mi tere nañu bépp dàq liggéeykat ci biirub entreprise te loolu nag mu ngi tàmbali ci fukki fan ak ñeent weeru mars ndax boobu pour mu mën a am rek li koy mën a lal mooy mu am lu ñuy naan faute lourde ñaareel bi mooy président de la République dogal na ne kii xëyle maanaam employeur bi dafa war a
jéem kën kattanam fexe ba chômage technique bañ a am pour boobu chômage technique bañ a am dafa war a wut moo ñi nga xam ne ay ndawu liggéeykat yi la ay alternative maanaam ay pexe yoo xam ne mën na tax liggéey bi continuer pexe yooyu mënees na ci lim ñu wàññi diiru liggéey bi ñu def liggéey boo xam ne dañ koy ayloo mbaa boog ñu xëcc congé yi mbala ñu yóbbu liggéeykat yi ci yeneen i poste de travail. loi bi dafa sàkku ci njaatige li mu daal di dàmp liggéeykat bi nga xamante ni daf ko yóbbu chômage technique buñ sukkandikoo ci ministre bi dénk xëy mi. ñetteel bi mooy bu fekkee ne chômage technique mënta ñàkk nañu jàpp ne képp ku ñu yóbbu ci chômage technique sa njaatige maanaam ki lay xeeloo lim lay fay mënul néew benn SMIC bi mënul néew tam téeméer boo doon am juróom-ñaar fukki da nga koy am ba mot te loolu nag dafa war a daw ci diiru feebar bi mu fiy nekk. ñeenteel bi mooy président de la République dafa dogal liggéeykat bi comme même bu toogee chômage technique dañ koy jox lu am solo ci peyooram dafa war a déglu may gët may nopp ki koy xëyloo bu kooku bu ko wooyee soxloo bu ko wooyee mu mën a wuyu ci lu gàtt def liggéey bi nga xam ne dañ koy sant. mu mel ni kon bi assemblée nationale voté loi d'habilitation guléet président de la république daal di jël ab ordonnance mu jagleel ko nag barabu liggéeyukaay yi ngir rek gën a taral yoon wi ni jaar ngir dàq nit ñi wante également sàmm rek li nga xamante ni moom mooy seen liggéey buñ sukkandikoo ci article L60 L65 ak L214 bu code du travail. Chérif Dia cant ak ngërëm ñeel na la woowule dogal nga xam ne njiitum réew bu Sénégal daal na koy jël mu ñeel première ordonnance boobee kenn koo xamante ni mu ngi koy rafetlu di Cheikh Diop di bu CNTS FC naka noonu itam am na yeneen loo xamante ni daal na ko ci toftal ngir njiitum réew bu Sénégal gën caa bàyyi xel ay kàddoom Mohamed Samb moom moo ko taataan. Effectivement ñu ngi rafetlu mesure boobu nga xam ne mooy ordonnance bi jëkk ci situation de crise bi ñu nekk bu président jël mesure bi mu jëmale ko ci liggéeykat yi loolu ñu rafetlu ko parce que daje bi ñu defoon ak moom bokkoon na ci suñu ay tawat mu fexe ba xëy mi bañ a dakk mesure d'accompagnement yi nga xam ne moom la chef de l'État jël ci période bi pour accompagner entreprise yi pour jàppale leen ñoom it ñu traverser difficulté mesure yooyu war na gaaw parce que bu gaawul aussi décision bi ñu jël mun na am ñëpp duñ ko appliquer wala dina sooxe rax ca dolli jàpp nañ ne mesure d'accompagnement yi mu jël war nañ ci dolli dette intérieure bi ñu fay ko boobu sax la ñu war a jiital parce que dafa cee am secteur yu nga xam ne kenn mënu ko xalaat sax waaye am na par exemple secteur u pétrole secteur bu am solo la buy dox la waaye ci biir secteur boobu dafa am ay PME yu nga xam ne yoreel nañ leen ay dette intérieure yu toll ci ñetti at kon yooyu am naa yaakaar ne war nañ boole ci mesure d'accompagnement yi fay dette yooyu rek bu ñu ko fayoon déjà secteur boobu du am problème waxuma la ak nag bu ñu ci dollee mesure d'accompagnement yi. ay kàddu yu dëppoo ak kàddu yooyee nga xam ne moom la Cheikh Diop biral keneen koo xam ne lu ñu mel di Mouniri Ndiaye nag nekk ab enseignant chercheur moom moomee nag di rafetlu bu baax a baax lu ni mel keneen suñu ay ndaw moom moo taataan ay kàddoom Cheikh Anta Diop c'est la sax lu gën a jiitu tey jii parce que problème wu ñi nga xam ne dañuy liggéey moom mooy problème bi gën a rëy bi ñu war a régler mais problème bi nekkat ci biir moom mooy que ne ñu bëri ñuy liggéey amuñu salaire xamuñu fan lañ nekk donc il faudrait aujourd'hui que nguur gi gaawantu ci li muy def ba pare nag ñu wax dëgg ci ñaata lañ yor lan lañ yor parce que jël ñi di leen jox xaalis wala nga leen di dimbali dafa am fu muy yem il faut que nguur gi xam fan la ci mën a yem parce que nguur gi tamit mi ngi dem moom it vers des problèmes parce que état bi aussi entreprise bu mag la boo xamante ne bii dafa am ay recettes moom it am ay dépenses entreprise boo ci xamante ne bii da ngay am ay recettes ñu arrêté activités yi arrêté nañ transport bi arrêté aéroport bi wax nit ñi dañuy wàcc 16h def ay couvre-feu activités yi wàññeeku am na entreprise yu bari yoo xamante ne bii yu bari ba jéggi dayoo yoo xamante ne bii la ñuy amoon ci ay recettes day wàññeeku bu baax entreprise boo xam ne la muy am ci ay recettes du mën a fay la muy fay ci ay payoor yu mu war a fay entreprise boobu dafay am obligation day dem ba mënatul def lu dul am ay liggéeykat yoo xam ne day séparé ak ñoom te loolu dina bari te xamuñu fan lay yem donc moo tax ñu ne nguur gi na wax ñaata la yor ak fan la ci mën a yem.
Mounirou Ndiaye di ab enseignant chercheur dañuy wax ci leneen mbokk yi xam ngeen ne nit ki tey jii ci àjjuma ji yemoo ko fukki fan ci weeru avril moom lañ dippee vendredi saint di bés bu am solo ci ñi nga xam ne rek moom moo di suñu mbokk chrétien yi suñu ay ndaw doxantu nañ ca cathédrale bu Ndakaaru néew na nga gis ay doomi aadama yoo xamante ni ñëw nañ fa ginnaaw loola itam ñu dajee ak ki nga xam ne moom moo di abbé Jacques Seck li mu xamle moom moo di ngëm-ngëm bi moom moo ëpp solo. Alassane Ba Amadou Ba. ay buntu yu ñu ne ràpp tëj ci wet gi ay gardien ku ñëw bëgg gaari sa woto ñoom ñoo la koy won wala képp ki nga xamante ni da nga ñëw bëgg andi sa ndimbal ci ket biñ fi amal at wu jot ci bis bi ni mel ñoom ñoo la koy won. ci temps normal ni la cathédrale bu Dakar di bindoo ci bésub àjjuma ju sell muy vendredi saint. tey ji nag beneen xar kanam la wone jot nañu dajal ak ki nga xamante nag mooy abbé Jacques Seck fii ci cathédrale bu Dakar jàpp na ni église bi tëj wala ubbi jaamu yàlla moom ci xol rek lay tàmbali. mun naa toog su ma nekk ñaan boo xam ne ma demoon sa jàng ba sa duma ko ñaan mun naay dox fii di dem suma kër di fi ñaan di fi naaw yàlla laa ilaha illa huwa laa ilaha illa wahdahu la sharika wa di ko xëcc suma xol ba mu gën sax bu ne ma nekkoon fii ci néegam kon saa su ne ak fu nekk daal nañu jox yàlla cër. ajuma gi nekk bis bu am solo ci catholique yi. bés boobu lañ ko foto reyoon ca croix ba te nag léeg-léeg ngay defal nit loolu xam ne yaakaar nga ne moo koy toskaral te nekkatee foofu lay jëlee ndam aha kañ pour ñun chrétien bu deewuloon ca croix kon du ma mun a xam wax ne man mii wax. suma aljana war naa yaakaar naa ne mun a am parce que nit jaay na bakkanam mi na su ma toppee yëblem incha allah dinaa gis yàlla muy lan moo ma wax ne kooku ñu daaj ca croix ne foo tase ak nit mun ko defal lu baax te doo loru te doo ko lor nga def ko. at wi nag fête bi ca kër yi lay yem dañu ñëw nag ci église yi ngir amal ko fa ndax li nga xamante ni mooy coronavirus moo fi jaax Virginie Brangal nekk na li nga xamante ni nag. daf ko gagné ci xolam mu di ab émotion bu rëy tax na sax ba bu muy ñaan nga mun ko gis ci xar kanamam. Aussi vrai que Jésus est monté au ciel, de même qu'il soit aussi vrai que Jésus me préserve et me préservera de tout accident corporel. solo sa bés bi nag keneen koo xamante ni dikkaat na ci di abbé Jean-Louis Coly moom moo nekk ca cathédrale ba nga xam ne moom moo nekk ca Ndar Ousseynou Diop moo taataan ay kàddoom ñu seetaan. catholique yi jour bu mag la mooy jour boo xam ne dinañu fàttaliku coono ak dee Yeesu Krista mais vendredi du moom kese Yeesu depuis bu mu juddoo dafa doon topp. mission bi nga xam ne yàlla moo ko yëbb guddi jeudi ba vendredi lañu ko tuumal ñu yóbbu ko jugé ko condamné ko ñu yóbbu ko tey nag catholique yi dañuy xalaat loolu yëpp di fàttaliku ni coono yàlla bi feeñ ci coono ci Yeesu Krista loolu dëgg la rey nañu ko waaye yemul foofu suba ci guddi dina dekkaliku mu wone ne moo mën dégg te sopp bu mu sopp nit ñi sopp boobu jeexul dina continuer te bu mu feeñee apôtre yi ginnaaw Pâques loolu yëpp wone na moom moo mën dégg te boobu la ñuy wéy alléluia Pascal pour wax ne coofeel moo mën soxor bu nekk coofeel moo mën soxor bu nekk ci àdduna. ñu dikk ci ñetti fan yi ëpp solo ci di nekk suñu mbokk chrétien gi nag ki nga xam ne moom moo ko faram-fàccee di rek curé Blaise Pascal Sagna ay kàddoom Mohamed Samb la ko dénk ak Youssou Baro. Nous allons passer 72 heures très denses qui se résument par ce qu'on appelle le mystère de la foi, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Avant de parler du jeudi, du vendredi saint, il faudrait peut-être parler de la veille, le soir du jeudi saint, quand Jésus a réuni ses disciples et qu'il leur a partagé.
bés bi nag saa yu jotaan nag am teraanga gu am solo boo xamante ni nag daan ko séq ak suñu mbokk chrétien yi mu di joxante ngalax gi nag lile nemmeeku woñ ko atum ren nag li ko waral bokk na ci coronavirus bi nga xam ne moom rek moom moo daal di poñe àddina wërngal këpp foofee nga xam ne itam moom moo di ca jàbba bu Bignona ba nekk ca Grand Dakar nag néew na nga gis fa ay client suñu ay ndaw Mohamed Samb Youssou Bara doxantu woon dañ fa. mu nekk marché boo xamante ni si ñu bari dañ fi daan ñëw marché Bignona bu nekk fii ci Grand Yoff ñu miin ko loolu ci wàllum njaayum ndawal rawatina yàpp mbaam jamono ji ñuy dëgmal feetu Pâques ñu bari ci client yi ñëw ñu fi li ko waral moo di rek coronavirus bi. client yi de moom gis nga de ñu ngi ñëw par compte-gouttes feebar bi ci la. en plus peut-être ñeneen ñi feeku ñu affaire yooyu noonu impact bu rëy la ci la def ci kii suñu njaay bi actuellement parce que pour que nu mu tudd actuellement pour nga boo jeexalee marchandise pour jëli ko c'est tout à fait un problème oto bu koy jëli moom problème bu rëy la puisque actuellement dama se oto yi transport marchandise 2 personnes rek lañ ci kii. ngir moytu wopp googule di coronavirus Julia ak ñu mel ni ki moom ci diiney chrétien ren nag anam bi ñuy amalee feetu Pâques bi dina soppandiku. feet bi rek defee ko en famille rek comme feebar nu mu ko waree rek defee ko en famille rek nañ ko mun ne ndax mënuñoo bañ a feete jour du Christ dafa di jour bu tedd ci ñun. ah c'est comme d'hab wàññeeku lu ñu doon jaayee nañ ko doon jaayee daal. mun ñu ko waaj ndax dëkk bi dafa dëgër te xaalis am. leneen loo xamante ni si xëy na ñu bëri xaaruñu ko woon at bi nga xamante ni ci la ñuy amal feetu Pâques mu tombeek wopp gii di Covid-19 ñu bari ci askan bi duñu ñam lii di ngalax bi. ñàkk a defar ngalax bi lu baax la parce que dañuy tànn ci ñaari affaire ñàkk defar ngalax bi ren ji rek n'est-ce pas moo ñu sauver suñu bakkan que defar ren gi. ñi insisté ngi ne non il faut le faire contaminer nit ñi je crois que sama gestu yi gàtt c'est pas la meilleure. loolu moom manqué nañu trop manqué nañu te en plus dafa neexoon tamit nga jël nga nit ki joxoon la dara nga jox ko parce que ngalax dafa am bayre mais mënoo ko ndax loxo bu ñu teree muy nuyoo loxo boobu may defar ngalax. bu fekkee ni ñenn ñi li leen teree ñëw moo di rek ñàkk am koppar gu ñu jëndee ñenn ñi ñoom dañuy moytu li nga xamante ni si moo di wopp bi loolu moo tax sax marché Bignona bu Grand Yoff dafa soppandi waxtu yi nga xamante ni ci lay liggéey. contexte particulier parce que bu njëkk dañu doon jaay ba 20 heures mais par contre vu li ñu doon ni situation bu ñu toll nii. beaucoup de clients mënuñu ñëw parce que dañu ne foogoo marché bi dañ ko tëj. avant le sujet là on partait même jusqu'à 20 heures même jusqu'à 21 heures sax. waaw 17 heures ñu wàcc parce que il faut respecter cette mesure de l'État. lu ko dalee ci alxamis ajjuma bi ñu naan vendredi saint jëm ba dimanche de Pâques yëf yi dina soppeeku fii ci Sénégal ci anam bi ñu daan amelee xew-xew googule mu nekk xew-xew boo xamante ni si ñu bëri ci chrétiens yi dañ ko doon xaar ak sax ñenn ci ay jullit ren nag anam biñ koy feetee dina wuute ak at yi weesu. Mohamed Samb cant ak ngërëm ñenn la ñuy ndokkeel itam bu baax a baax suñu mbokk chrétien yi mbokk yi fii la ñuy daal di jaar buuru ji la jotaay yu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu moo loolee